président de la République Macky Sall adressé par rapport ak vote bi mu amal fii nga xamante ne. salaamaaleykum. salaamaaleykum askanu Sénégal askanu Fatick. salaamaaleykum. di leen ziar yéen ñëpp ah. live bi nag guddul quoi live bu gàtt lay doon rek benn message bu gàtt bu may joxe rek man Assane Diouf fii ci maanaam Pikine ak Guédiawaye Pikine ak Guédiawaye parce que dañu am ay jigéen yoo xamante ni ak ay mag yoo xamante ni ci suba ba léegi maa ngi école 12 bi ma yeew wala ñëw école 12 pour ñëw voter si yàlla def na voté naa ba pare gis ngeen ko voté naa ba pare mais bi may voté fii ci Pikine yow boo dee jeune bu nekk Pikine bulletin bii bokkul ci li nga xamante ni moom nga war a voté bulletin bii baaxul bulletin bii baaxul Pikine bulletin bii baaxul Pikine bulletin bii baaxul Pikine bulletin bii baaxul Pikine bulletin bii nag xoolal xotti rek bulletin bii moom xoolal nii rek xotti rek parce que mooy bu bon a bon bi bulletin bu lëndëm baa ngi nii bulletin bii moom dafa lëndëm ba ñëpp xam ko ok bulletin bii baaxul bulletin bii tamit xotti rek dégg ngeen na léegi fii ci Pikine waa Benno Tas Yaakaar yi ñi ngi wër di wax nit ñi ne leen Yewwi ngeen di voté Yewwi gars yi bulletin Yewwi moo nekk nii bu leen ko voté Pikine lépp bureau de vote bépp bureau de vote bu nekk ci biir Pikine bu leen voté bulletin bi bulletin wu Papa Abdoulaye Wade gis ngeen bulletin bi ñu def Papa Abdoulaye Wade wër leen ko ci table yi ba gis ko ngeen jël ko ngeen voté ko bulletin boobu mooy bulletin bu baax bi parce que waa kër Macky Sall yi ñi ngi wër am na benn waay léegi rek li ma gën a naqari loo xamante ni léegi la ñëw ci man maanaam suñu mbokk yi nga xamante ni dañu nekk ci maanaam suñu mbokk chrétiens yi booyee yéen kan ngeen yàpp wàcc leen miir bi yéen a ngi dégg bulletin bi nga xamante ni moom ngeen war a voté mooy bulletin bi am photo Papa Abdoulaye Wade comme ni ma ko waxee léegi dafa am benn affaire bu am fii Pikine dafa am benn waay bu ñuy wax Amadou Xottu xam ngeen xottu lan la mooy xottu mooy lu jariñul dara lu tekkiwul dara loolu mooy Amadou Xottu moom moo wër ci suñu mbokk chrétiens yi nekk ci biir Pikine yëpp ci jamonoy Pâques bi jël seeni carte d'identité ba pare transféré leen ñoom ñëpp démb ci ngoon lañ leen indil seen carte d'identité démb indil leen seeni carte d'identité mais ci carte d'identité yooyu yëpp dañoo changé seeni carte d'identité ba pare transféré leen ci ay bureau de vote yoo xamante ni bokkul ak fi ñu daan voté ñiy voté école 12 wala ñiy voté école 9 ñiy voté biir Pikine yëpp ñu transféré leen yóbbu leen ndox ma mais nag vigilance affaire bi natt la Baye Fall affaire bi natt la sama yaay booy boo demee ci nattu mbootaay bi boo nattee ba pare yow bëgg ngaa xam ku teggi bëgg ngaa toog tamit ba ñu weññ natt bi xam ñaata la teggi Macky Sall mi ngi Fatick léegi di joxe information naan ku voté ba pare jarul ay rassemblement mën nga ñibbi patati patata day kàcc day fen bu ngeen voté ba pare toog leen yéen jeunes yi bàyyi leen seen yaay yeeg seen soxna yi ñu dem nekk ci waañ wi mais bu loolu weesoo xool leen toog leen ngeen sécuriser seeni vote ñu leen ko Ousmane Sonko waxe loolu Barthélemy Diaz wax leen ko loolu mooy dëgg bu fekkee Géejawaay nga nekk bulletin bii mooy bulletin bu baax bi bu fekkee Géejawaay nga nekk
bulletin bii mooy bulletin bu baax bi bu fekkee ville de Dakar nga nekk bulletin bii mooy bulletin bu baax bi yow sama yaay yow sama papa xàmme ko bu baax bulletin bii mooy bulletin bu baax bi léegi nag li nga xamante ni moo ëpp importance ci li may wax mooy yéen ñi nga xamante ni dañ leen a transféré ci yeneen bureau de vote ngeen dëkk Aynoumane bu ngeen ñëwee école 12 laajte leen Assane Diouf man du ma sonn du ma tàyyi barke Serigne Touba te sama alal ak sama bakkan bii sénégalais yi ñoo ko moom bu ngeen ñëwee dinañ leen wutal ay oto dinañ leen yóbbu ci n'importe quel bureau bu ñu leen transféré ba pare bu ngeen paree ñu indiwaat leen mais bulletin yi ma leen wan yëpp bu dee Pikine bulletin bii baaxul Pikine bulletin bii nii baaxul Pikine bu dee yeneen ñaari bulletin yi moom fu ngeen ko romb xoolal bu leen ko fa sax bàyyi parce que day taal dëkk bulletin yi day taal dëkk fu ngeen ko romb xotti leen ko xotti sànni ci mbalit mi parce que du bulletin yu baax li ëpp solo nag Macky Sall taxaw na Fatick wax ay waxam ba pare kàccete ay kàccam fen rek lu mu wax day fen ay bu leen soxlawul ay rassemblement bu leen taxaw ci buntu bureau yi soxlawul ay dajaloo leen nit boo nattee ba pare da ngay lijjanti li nga natt foo ko dugal ak li nga wax ak li nga def fan maanaam sa liggéey dafa war a mat sëkk sa liggéey dafa war a mat sëkk góorgóorlu leen ci loolu am ngeen droit contrôler ak vigilance contrôler ak respect contrôler ak non violence parce que ñun loolu lañ ñu jiiñ ñun la ñu jiiñ terroristes yi ñun la ñu jiiñ sàcc yi ñun la ñu tam dëmm ñun la ñu jiiñ force spéciale ñun la ñuy rey ñun ñoo war a marche ci dëkk bi ñu koy tere di ñu wax ay force spéciale ñaata caravane ñoo am ci dëkk bi ñaata caravane yéenay àtte ñaata caravane ñoo am ci dëkk bi di circuler fépp ci Sénégal ci weer bii ñu génn est-ce que gis ngeen benn incident est-ce que gis ngeen benn force spéciale est-ce que gis ngeen benn terroriste est-ce que gis ngeen benn rebelle rek réveillez-vous Sénégal réveillez-vous bu leen nangooti ku leen nax bu leen nangu ku leen fen bu leen ko nangu képp ku ñëw école 12 yéen ñi Amadou xott la xawma jël seeni carte d'identité dem transférer leen ci yeneeni bureau xoolal Baay Faal yi am ngeen liggéey bi mooy fépp fu Baay Faal nekk tey am nga liggéey génnal nga sécuriser li nga xamante ni moom la ñu am muy suñuy élection suñu ay élection ba pare Macky Sall mi ngi wax ay taw fii tawul de fii tawul fii moom tawul xaw ma feneen fuy taw carte d'identité yi plastique la fii moom démb ci guddi ba ma laay fee ba pare laa commencé di wax ak sëñ Fallou rek sama jabar daa defe ne woon damaa dof sax sëñ Fallou 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 dimbali ñu ci ndox mi suturaal ñu sagal ñu yëkkati ñu génn leen ngeen dem voté ji te bu ngeen voté sécuriser leen seeni vote ñu na yor nañu xaalis bu doy dañoo am ay kilifa yu yàlla dimbalee lépp ñu mel ne Baye Gora Seck Papa Seck xoolal nañu lépp lu ngeen soxla fii ci biir Pikine ñëw leen ñu jox leen ko parce que fi mu toll nii yéen rek la ñu yaakaar te nit boo yaakaaree sa njaboot lu sa njaboot dugal loxo lu ne danga ciy dugal loxo moo tax jërëjëf Baye Gora jërëjëf Baye Gora jërëjëf leneen li ci des comme ni ngeen ko bindee rek vive Sonko vive le Sénégal vive Sonko vive le Sénégal vive les patriotes
vive yéen ñiy seetaan vive yéen ñiy seetaan lépp lu am Pikine dinañ leen ko wan démb ci guddi xolal bi ñu nee Pikine gars yi waa kër Ablaye Timbo yi ñu ngi commencé di def seeni mbuxum xolal damaa taal sama oto sama waa kër nanguwuñ ma génn sama jabar di bëgg a rey boppam damaa taal sama oto jubali ba foofu far booy yi dëkk Pikine West yéen xam ngeen kuy Pape Gorgui Ndong fen rek Pape Gorgui Ndong lu mu leen wax fen la lu mu leen wax fen la Amadou Diarra lu mu leen wax ay fen la Ablaye Timbo lu mu leen wax ay fen la xam ngeen bulletin bu baax bi voté leen pour bulletin bu baax bi tey bu laajee 50 live dinaa dem 50 live parce que am naa connexion bi yàlla dimbali na ma ba man kenn du ma dimbali damay xëy di liggéey di am li ma war a am du kenn koo xamante ni da ngay yëkkati xaalis di ma ko jox vive le Sénégal vive Ousmane Sonko vive Barthélémy Diaz vive Abba Mbaye vive Serigne Abdou Mbacké Bara Dolly Touba yéen waa Touba yéen a ëpp ci ñiy seetaana yéen waa Touba ngir yàlla wa rasuuli bu leen voteel kenn ku sant Mbacké ku dul Cheikh Thioro Mbacké ak Abdou Mbacké Bara Dolly sëñ Galas rombu leen ko rombu leen bulletin wu APR bu leen ko voteel Abdou Mbacké Gaynde Fatma bu leen ko voteel man Assane Diouf maa leen ko wax gënuñu ñoo nekk ay taalibe Serigne Bamba seen maam xolal li fi nekk mooy taalibe gi ñoom jamono yi ñuy sonn ñoom ñuy dooleel ki ñuy sonal moo tax kenn waru leen a voteel képp ku leen voteel rek war nga Serigne Touba war nga sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma war nga Alaaji Baara Mbacké ndax Macky Sall moo njëkk a war Alaaji Baara képp ku leen voteel nag man maa ko wax te suba incha allahu rabbi victoire Touba yee damay ñëw Touba feete si ko dem leen ngeen voteel Abdou Mbacké Ndaw Cheikh Thioro Mbacké Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ak soxna dama fàtte turama defe naa soxna voté leen bulletin Papa Ablaye Wade yéen waa Touba sanction yee sanctionné leen ñi dañoo moom nit ñi Macky Sall na saxla c'est pas la peine de rester dans les centres de vote tawteel suñu yoon nekku ci tawteel xajamal suñu yoon nekku ci waddal ci mbalit mi yow Macky Sall suñu yoon nekku ci barke Serigne Bamba cohabitation par force ku déglu sa baat bi sax ku déglu ni ngay waxe sax yow xam nga lii xew ba pare te Fatick lay commencé munoo ci dara munoo ci yow xam nga li ma lay wax wala yéen sénégalais ya yéen sénégalais yi li war a am yëpp leer na ba pare fii ay fen amatu fi wax lu dul dëgg amatu fi kàcc gi xam nañu leen parce que Macky Sall lay seen baay Macky Sall mooy seen baay déglu leen ndaw soosu rek ak fen yi muy fen duul yi muy duul di attaqué Iran Ndaw di wax ay wax yoo xamante ni moom baayam moo daan def loolu baayam dañ koo ngemb ba mu dee Amérique la ko fekk mu ñëw Sénégal tekkiwul dara mu ñëw ñu jël ko yóbbu ko dernière position ci liste mu defe ne yow doo mës a dégg honorable député barke yonanti yàlla Mohamed doo mës a dégg honorable député yow ak keneen yéen juróom yi ànd ak Adji Sarr yéen juróom ñooñu ànd ak Adji Sarr da ngeen di lang ba dee rek mais du ngeen mës a dégg honorable loolu mooy bon seen xol yi te par force cohabitation par force Sonko par force Sonko premier ministre par force Sonko président par force munu leen ci dara Barthélémy Diaz bu ngoonee Ndakaaru mokkati rumbax barki sëñ Bamba bu ngoonee Ndakaaru mokk rumbax sama gaay
comme man dama nekk Pikine te dama am pour contrôler ak gëstu li am ci biir voilà xoolal damay dem taxaw xam nga surveiller parce que gars yi ñoom ñooy wax jigéen ñi waa APR ñoom ñooy wax jigéen ñi moo tax yéen ñëpp yónnee leen seen jabar yi seen waa kër yi ay message ngeen won leen bulletin bu baax bi muy bulletin Papa Ablaye Wade bulletin wu Papa Ablaye Wade bi am mboq mi am photo Papa Ablaye Wade ñu di ko woowee bulletin wu wàllu voté leen ko ci nu mu gën a gaawee ngeen liggéeyal Sénégal jëm ca kanam leneen lu ñu leen wax ay fen la leneen lu ñu leen wax rek ay fen la waaw ay non Macky élection moom fii Sénégal kenn mënatu ko manipuler Macky Sall day fen sàcc katu élection la moom moo njëkk a vote moom sàcc la Fatick googu muy waxee moom moo fa njëkk a taxaw voté sans carte d'identité kooku lan la yee boo demee ci banque di jël xaalis wala nga dem di teggi natt ñu la an sa carte d'identité nga ne non du ma joxe carte d'identité damay teggi natt bi par force kooku sàcc la tekkiwul dara bu leen ko may dara bu leen ko may dara Sénégal ca kanam góorgóorlu leen ñu liggéeyal Sénégal sama gars yi ngeen bàyyi ma nag xoolal tey moom lu am Pikine rek dinaa leen ko indil live lu fi am rek dinaa leen ko indil live ngeen jéggal ma bàyyi leen. Je suis très confiant parce que je suis confiant de la maturité du peuple sénégalais. Merci beaucoup. Tu es confiant de la maturité du peuple sénégalais bu ngoonee di ngeen ci xam dara. bu ngoonee bu ngoonee dina leer nañ. bu ngoonee dina leer nañ nag Sénégal ca kanam yàlla nañu yàlla jàppale ñu xam lan moo ñu war ak lan la ñu war a def gars yi ngeen bàyyi ma dem rek ci biir centre bi bu ko defee ma mën a xam lan mooy am parce que transfert d'électeurs yeeg sàcc yeeg yooyu yëpp man Assane Diouf xoolal sama bakkan bii laa ci teg fépp fu jeune nekk ci Sénégal. Fatlaye moom moo jël kàddoom justement Fatlaye Mbaye Diop dañuy ànd ak yow justement depuis sànq yaa ngi topp Alioune Ndoye foofu ca Dakar Plateau waaye topp nga tamit yeneen i candidat wu yeneen coalition yi li fa xew ci suba ak léegi ndax mën nga ñu ci dellu si Fatlaye Mbaye Diop. voilà merci bien ñu ngi fii ci commune bu Médina nga xam ne nag fii am na fii candidat ci législative 2022 il s'agit bien de ki nga xam ne moom mooy Ahmadou Bamba Fall nekk ci liste départementale am na aussi ki ñu naan Awa Diène itamit nekk ci Yewwi nekk itamit ci liste nationale. bu leen votel Bamba Fall bu leen votel Awa Diène nekk ci liste. yéen waa Médina man la seen doom. man la Assane Diouf rue 25 angle 18 man la seen doom école Médine laa jànge Médina 2 fa laa defee en 6e primaire ba premier 6e primaire ba premier ma bàyyi école li ma leen bëgg a xamal mooy bu leen votel Bamba Fall bu leen votel Awa Diène parce que ndox maa ngi ñëw taataa baa ngi ñëw jàpp Médina yëpp gas ko comme ay kaña préparez-vous ni ci mën a nemmeekoo tamit fii ci Médina tension bi daan na vive loolu ci bu élection amee di nga doon gis ay nit yu bari ci fi nga xam ne moom mooy centre de vote yi mais léegi même si biti sax gisatoo fi centre de vote yi nit ñi doon ñëwee mandataires yi ñu doon jaabante mën nañu comprendre par là peut-être alliance bi am ci diggante Bamba Fall Seydou Gueye ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Ba xëy na loolu moo waral loolu mais niñ ci gisee daal ni yëf yi doon amee tension jaabante bi fii ay groupe fii loolu moom nemmeeku nañ ko fii ci Médina ci Dakar Plateau yi tamit jot nañ fa jaar ba daal di fay fekk Alioune Ndoye mi nga xam ne voté na pare ci centre bu Bibi Ndiaye ak nag ci bureau de vote numéro
5 liñ ci mën a nemmeeku fii ci Médina am na lu toll ci 7 centres 86 bureaux de vote fële nag ca plateau liñ fa am nag toll na ci 8 centres 66 bureaux de vote centre nag fi nga xam ne mooy Mame Yacine Diagne moom mooy centre témoin bi avec 21 bureaux de vote boo demee ci Médina centre témoin bi mooy Mour Diop avec 26 bureaux de vote jamono ji nag yëf yi mi ngi dem de façon très timide ni ki noonu nag ñu xaarandi rek le temps que yeneen candidats yi ñëw ngir ñu mën leen dénk suñuy kaddu ngir ñu daal di wax seen xalaat ci li nga xam ne moom mooy vote mais daal li ñu ci mën a jàpp ni mooy daal mbir mi ça se fait de façon très timide Fatulaye Mbaye Diop ak Madani Marega ñoo fi nekkal. Fatulaye Mbaye Diop kon merci xam naa noonu la ñuy wooyee ak suñu yeneen correspondants yi suñu yeneen reporters yi un peu partout sur le terrain dañ dem Guédiawaye dañ dem ci Thiaroye également mais dañ dem dans les régions comme on l'a fait tout à l'heure ba Ziguinchor aussi parce que ak Abdourahmane Diallo ce sera important de savoir un peu comment les choses se déroulent à Ziguinchor ñuy fàttali également que fii ci Tambacounda aussi Yaya Awa Diagne muy tête de liste départementale bi bu Benno Bokk Yaakaar voté na ba pare selon notre correspondant Mamadou Samoura sans qu'on disait ci fan yi ñu weesu gis nañ sax ay publications ay livres c'est bien de l'avoir benn livre bu mel ni bu Ababacar Safi Ngom Assemblée nationale bu Sénégal relecture d'une longue pratique de la représentation parlementaire pour dire que c'est pas la première fois wala du gulet ñuy voter ci ay élections législatives waaye yàgg nañu am ay parlementaires parce que tey bu ñu waxee ci yenn ci ay mag ñoo xam ne jaar nañu ci ba nekk député bu ñu nee Lamine Gueye nee na député la woon waaye tàmbali nañ ko sax ci assemblée française avant ñuy agsi fii ça veut dire que du gulet ñu ci kii moom nag il est ingénieur et informaticien nekk directeur de l'électronique et de l'informatique à l'Assemblée nationale démb ñu ngi waxtaan man ak moom ci lenn lu am importance donc c'est son livre Ababacar Safi Ngom le tudd Assemblée nationale du Sénégal relecture d'une longue pratique de la représentation parlementaire ñu waxtaan ba ci wàllu archive ci Assemblée nationale xam naa dañ si dellu si parce qu'il est important législative bu ñu ñëw ñu mën a xam il y a peut-être 25 ans ou 30 ans ci ginnaaw naka la député bi taxawe woon biir Assemblée nationale li ñu doon wax sànq le vote utile pour que ñiy voté xam kan moo war a nekk député c'est pas parce que Mansour Diop neex na ma mais est-ce que Mansour Diop am na ci li may proposé projet boo xamee ni bu ma ci sukkandikoo c'est pas parce que kanamam neex na ma bu demee assemblée peut-être du liggéey li mu war a liggéey mais est-ce que li may proposé liggéey la boo xamee ni bu demee assemblée dina fa am teewaay bu baax loolu bokk na ci li nga xam ni moom auditeur bi war na wala plutôt votant bi war na ci bàyyi xel bu baax a baax ba buy tànn mu xool tànneef bi gën nuñ ko mën a waxee donc un vote utile donc ce sont autant de parutions gis nañu également l'ancien député Cheikh Bamba Dièye bind na tamit benn téere ci entre rupture ak li ñu woowee daanaka tegaat li nga xam ne moom moo fi nekk moom Cheikh Bamba Dièye je viendrai sûrement sur son ouvrage dans un instant mais c'est également important donc le Parlement sénégalais entre ci lu soxol député bi Assemblée nationale na mu delloo ginnaaw donc entre régression et devoir de mutation Youssouf Sow moom moo ko préfacé c'est un de tes amis le professeur Jacques Mariel Zouanke moom moo préfacé livre bu Ababacar Safi Ngom bi et c'est un constitutionnaliste donc c'était donc quelques publications yoo xam ne il fallait ñu wax ko bu Cheikh Bamba Dièye bi également nga xam ne def na quand même 10 ans à l'Assemblée nationale donc yàgg na fa xam na Assemblée nationale livre bi mu ko duppee le Parlement sénégalais entre régression et devoir de mutation alors Mansour Fabrice ku ci nekk peut-être mën nga ci